yoon wi ñu ngi am mbégte àndaat ceeg monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix mooy njiitu AJ/PADS mbokk yi di député ci assemblée nationale monsieur le ministre ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi. El Hadj Assane maa ngi lay gërëm di la santati. ci li nga ma dalal ci sa penc mi di yoon wi di ci profité aussi di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuyu déglu ci RFM. jërëjëf maa ngi lay présenté comme député à l'Assemblée nationale. bi ngeen fi wotee les président loi d'habilitation léegi da ngeen yóbbu seen bopp à la retraite wala lan parce que bu ñu seetloo pour les grandes questions de l'heure soxlaatul jaaree ci yéen est-ce que yéen a ngi ci liggéey ba tey ni mu waree est-ce que yéen a ngi taxawal askan wi. waaw maa ngi lay gërëm ci laaj bi day d'abord mi ngi aju ci assemblée sax ci boppam. waaw ndax ñu bare damay dégg ne waaw loi d'habilitation mooy jox nañ lépp Macky Sall gi mel noonu. ma di la xamal ne sunu assemblée yi ci Afrique. oui. bi nga xamee ne tubaab bi jóge na feeg léegi ci li ñu wax. institution yi nekk ci Afrique. muy assemblée ma maanaam muy exécutif. ñu naan mooy président de la République ñuy dogal. muy législatif ñi nga xam ne ñooy xàll yoon wi. di ko tëral ak judiciaire maam ñiy àtte. dañu wax ne ci ab république loolu mooy ñetti tànk yi. waaye dama lay xamal ne la Afrique ñaari tànk yooyu amut. président de la République rek moo am comme exécutif. parce que ni institution yi di doxe moo tax ba dañ leen di tudd rek assemblée nañ ko tudd justice nañ ko tudd waaye daanaka existé wul li ma la bëgg a wax foofu mooy ñu bari dañ naan loi d'habilitation jox nañ lépp Macky Sall mais loi d'habilitation laata ñu koy wote itam Macky Sall la yoroon lépp di waaw moo yoroon lépp habilitation nag moom dafa aju ci benn li jëm ci xeex mbas loolu la ñuy wax. ok waaw lépp loo xam ne. ajuwul ci xeex mbas. du génn foofu. waaw moom assemblée ñu ngi réunion ñu ngi def ay commission ñu ngi def ay plénière ak yooyu. très bien waaye daal mu ngoog daal. maintenant taxawee benn tànk bi xëy na ci yéen wala ñi seq kuréel yi la waaye du texte yi leen ñàkk a may indépendance boobu tamit yéen it. texte yi. boo ko seetee d'abord texte yi des na moom ci boppam texte yi des na lu bare El Hadj Assane. waaw oui parce que texte yi dañ koo rëdd ba nga xam ne dañ koo jatang assemblée. tënk ko par rapport ak président de la République parce que même man bu ma defee proposition de loi. su ko président de la République bàyyiwut mu jàll. proposition de loi bi du dem. ok finalement. il y a quelque chose d'inachevé là ci suñu démocratie. oui non tout à fait. tout à fait moom kay sotteegut loolee ma la doon wax bés fii defe naa fii la xaw ma feneen de. maanaam la fi tubaab bi bàyyi woon ci système. ba tey moo fi ne te li fekk jógewu fi du sotti. mais ak tayeef la wala ñàkk a mën a fent ay textes yu nu mën a. non tayeef la nag parce que fii sénégalais yi am nañu xam-xam am nañu macha allah. mais. ci doxalin yi suñu diggante ak tubaab yi fi nekkoon wàkk ñu te ba tey sax ñoo fi ne diggante boobu moo indi loolu xam nga ne bu fekkoon ne seetaat nañu ko jële fi système boobu nga xam ne moo fi nekkoon teg fi beneen kon dina nu mën a dem. mais looloo fi ne de. balaa ñuy ñëw ci actualité bi boo doon xayma tey bañ dans le sens de résistance par rapport ak nooteelu tubaab yi. nooteel daa bari fànn bu njëkkaan dañ daan ñëw yeew ñu ne ay jaam yóbbu bi yoon ci wàllu koom-koom gi la ñuy nootee ci bañ googu yéen ngeen ràññeeku ci woon loolu ci njëlbeen étant étudiant jaar ngeen ci kaso yi wala l'armée lu ne tey boo ko doon xayma ak les jeunes africains surtout les jeunes leaders fokk nga ni. xeex bi même niveau bi la combat bi am wala dañoo xaw a bàyyi loxo yi tuuti. wàññeeku na nag bu méttee xam nga aussi xam nga xeex bi sànq yaa ngi ne jamonoy njaam. jaayum njaam nga wane ne wuute na effectivement mais xeex bi aussi dafa nekk ci idéologie. ci xel yi parce que xel nit boo lëmee am xelam rek. moom yow saye jeex na mais li feeg la moo am xelam mën a yilifa googu donc jamonoy njaayum njaam économie la woon c'est-à-dire njaayum njaam économie la woon ni ngay amee ay xaraki nag nan ngay jàppe nit ñaare d'ailleurs nit ku ñuul di ko jaay dañoo dem ba économie njaayum njaam mën a amatul attanatut
ni koom-koom di doxe xam ñu bare ñoo ne waaw diw ak diw ñoo xeex ba njaayum jaam jóge fi loolu am na waaye nag économiquement njaayum jaam dafa mandaxe tuloon ak doxub jamono moo tax njaayum jaam disparaît. kon abolition ñàkk pexe la rek. waa ñàkk en fait pas ñàkk pexe c'est-à-dire pexe la woon pour jàll ci beneen dimension. Voilà mu ngoog. bataille idéologique nag moom mooy problème bi maanaam tubaab yi fan yi maa ngi koy wax ci mbas mi ak ni ñu koy xeexe tubaab yi dañoo dem ba nun ci jàpp ne lépp lu jógewut ci tubaab rek amul solo. dëgg la suñu yëf dañ koo xeeb fonk lu jóge ci tubaab bi ba noppi fonk tubaab moo tax koom-koom bi mënta dox waaye mi ngi dox nag ci tubaab yi koom-koom liy dox fii mi ngi leen di amal njëriñ ñoom waaye nun amaluñu njëriñ trop malheureusement Mamadou Diop Decroix ak opposition bu Sénégal bi mbas mi déclaré woog léegi laata yu ñëw ci mbas mi ci boppam am nañu ne ana opposition bi xëy na mooy ñi foogoo ne rek opposition mooy sànni xeer sànni brique ndax loolu aussi dañ koo tàmm gis ci réew mi am ñu ne da ngeen a muuma carrément léegi lu xew. non man de moom man maa ngi wax li ma xalaat. maa ngi bind itam. li ma xalaat sunu jataayu tey bii sax. mën naa ne bokk na ci. maanaam àddina fokk dañuy xam nu muy doxe man bokk noonu laa ko gisee. maanaam bu fekkee ne jàmm ak salaam rek a am. am na façon booy jàmmaarloo wala jàkkaarloo. ak ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi su dee yaa ngi ci opposition. jamono day dox ba su bindoo neneen nga am neneen noo taxawee. mbas mi bi muy ñëw ay la yoon ñëpp ci jàqoon bu ba méttee ndax ay junniy nit yuy dee bés bu ne. ci réewi tubaab yi. jàppoon nañ ne bu yegsee fii àddina tukki. donc bi nga xamee ne am nañu benn cas ñaari cas ñetti cas président bi woote. ñëpp wuy ji kenn manqué wut ba ñu demee it ku mel ni man jox naa ko këyit goo xam ne nee naa ko boo defoon nii def nii dina baax loolu mooy suñuy proposition ban ca jógee it taxawal nañu li ñuy tuddee les volontaires de la lutte contre le Covid-19 maanaam mbas mi département yu bare suñu jeunes yi taxaw nañu liggéey ak service de santé yi ak même administration yi parfois pour xeex mbas mi. ñun noonu la ñu ci taxawee. bon am na yu bare yu ci jot a am. mais comme xeex bi ñoo ngi xeex ba tey maanaam bu dee da ngay yow maa ngi yow dañu nekk ay adversaire nga ne pouvoir ma ne opposition. nuy xeex benn noon jóge fële boo xam ne bu yegsee. voilà dina la faagaagal ma kon xam nga danoo war a seetaat priorité bi day changé voilà daal di soqi suñuy bal ci noon boobu léegi buñ ko faagaagalee nag mën nañoo continuer suñu yëf léegi nag seen doom yi wala seen rakk yi waa Y'en a marre dañoo gis ne benn noon bi ci wàllu jaamaarloo gi daf leen bëgg a muuse léegi ndax ñoom dañoo jàpp ne nguur gi président Sall ci seen janoo démb ak taskatu xibaar yi ne nañu daa bëgg a profité ci mbas mi dugal ak njaay doole ak yeneen moo tax sax ñu ne dans les jours à venir daañu leen dégg yow est-ce que noonu nga xalaatee yow. xam nga man duma maanaam njort. damay teg bët du ma njort. ku ne mën ngaa am noo gisee. man daal li ma gis mooy mbas mi xeex la bu ñu war a xeex. waaye yeneen façon nag. ni réew mi di doxe du caagee nu ne damay xeex mbas mi kon du ma wax ca la ca des am lépp loo xam ne doxalin la wu jaaduwut dañ ko war a feeñal ba noppi xeex ko très bien waaye nag mbas mi moom dañu cee war a bokk fu nuy jubale suñuy fetal ak yëgoo am ci dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ci yeneen question de l'heure mais mbas mi moom moo lëmbee askan wi moo jaaxal ñëpp déjà bilan bi ñu ngi ci juróom 55e juróom fukk ak juróom n'est-ce pas ci ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan junneeg juróom-ñaar téeméer juróom-ñeent yu ne ci loxoy kër docteur sous traitement gestion mbas mi ban natt ngay defal gouvernement bi actuellement ci njëlbeen ak léegi. waaw bind naa kayit. ci mbiru mbas mi ma ne pour une lecture africaine pour un regard africain
ak itam une stratégie adaptée maanaam sànq nee naa la suñ diggante ak tubaab yi. ci xalaatiin ci xel ak yu mel noonu. mbas mi def naa calcul bi. li mu faagaagal ci Sénégal au 4 juin defe naa bi ñuy toll ci datu 4 juin 45 ñeent fukki nit ak juróom ñoo ci ñàkkoon seen bakkan. ma méngale tubaab yi Espagne Italie France Angleterre ak États-Unis li ñu ñàkk ñoom. ci ay nit maanaam million nit boo compter ci ñoom. ñaata nit ñoo ci faatu. ak ña am feebar bi. ñaata nit ñoo ci faatu. alors loolu bi ma ko seetee gis naa ne ñi ci ëppale woon mooy Espagne ak Angleterre. ñoom million ngi nit yoo fa wàññi am na juróom-benn téeméer yu ca faatu. France million ngi nit boo ci compter am na ñeenti téeméeri nit yu ca faatu. Amérique million ngi nit boo compter am na ñetti téeméeri nit yu ca faatu. ñun fii Sénégal million sénégalais boo compter. ñetti nit ñoo ci faatu. kon ñun li nu faatule gën naa néew boo méngalee ak Amérique puisque Amérique ñoo gën a néewle boo leen méngalee. ñun gën nañu leen a néewle téeméeri yoon ak juróom fukki yoon. bu dee comparé nga ak Espagne yooyu ñoom gën nañu leen a néewle ñaar téeméeri yoon. te xam nga ñoom ñoo ñu raw ci wàllu paj ak yu mel noonu. kon loolu am na lu mu firi. boo seetee ñi mbas mi dal ñu faatu. boo ko nga comparé ko boo demee fu mel ni France téeméeri nit yu am mbas mi fukk ya ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan boo demee Espagne fukki nit ak ñeent. et cetera. boo ñëwee Sénégal téeméeri nit yu am mbas mi boo compter ñaata la benn la. ak genn wàll su ma ko mënoon a wax. maanaam matul ñaari nit. matul ñaar ci téeméer bu ne. loolu dañ ko war a jàngat. bu nu ko jàngatoon dinañu gis ne. ñun suñu résistance immunitaire. maanaam défense yi nga xam ne moo ne ci suñu yaram. dafa mën a jàkkaarloo dékkarle ak mbas mi. te ñoom du loolu. ok. ba tax na kon ci stratégie yi. ni ka nu war a mën a taxawee xeex mbas mi. fexe ba koom-koom bi di dox ak yooyu parce que ñoom dañoo fatu. ñun ñu ne nit nanu fatu. c'est-à-dire ñun la këf ñële ñun tam dañoo ànd ca réel la ga rek daw. waaw góore waay alors que dañoo waroon taxaw. seet suñu bopp ak sago. wala ak sago. ak dal. xoolal Chine la jëkk a xewee. ba mu xewee Chine tubaab yi la ñu def européens yi. ñëpp dañoo daal di gaaw rawale nee nañu. seeni nit loolu wasaare mbir ya mu ngoog moo ko wasaare. aw góore waay. alors mënoon nañu ne ba mu yegsee comme ñeen ñooñu di jiitu nu seet xëy na nañu doxale waaye boo demee ñaari semaine ñetti semaine ñeenti semaine gis ne ñii kat samay résultat moo gën a baax ma gërëm ci médecin yeeg ñi ciy liggéey bu baax a baax ci Sénégal. mais nga war a seetaat nag sa taxawaay. xam nga gisoo couvre-feu bi nit ñi ciy protester. non d'accord uñ ci foofu génn ci mbedd mi surtout xale yi. bon oto yi ñu gaare et cetera kenn mënta tukki ak yu mel noonu. ñoom loola lañ defoon mais ñun boo gisee nit ñi topp ñu loolu. contre mesures yi gouvernement bi jël. dafa fekk ne ñoom ci seen bopp yëg nañu ne na mbas mi di gaañe ñële. gaañe wuñu ko. alors boo tëjee marché yi fële dañoo am ay posé dañoo am xaalis. ba pare tàmm tëju. parce que foofu hiver bu ñëwee sedd bi. tàmmoon nañu tëju ñoom. fatu waaye nun tàmmunu fatu. muy benn ñaar am nañu posé mën a jënd lu bare ndax am nañu xaalis. mën a tëju ñaari weer ñetti weer duñu dem fenn di dund am ravitaillement waaye yow mënoo ko mënunoo am ravitaillement yooyu yëpp ay mbir la xoolal soble si ni mu yàqoo fële ci bëj gànnaaru réew mi ñoom dañu am ay système de transport crise parce que tubaab yi dañuy toog waaye ne waaw bu guerre amoon nunu war a def xalaat tëral. waaw bu lii amoon nunu war a def xalaat tëral. waaye nun loolu fekk nu ci. mooy di gën a travailler souveraineté bi ci domaine bu ne. ba tax na daal
foofu laa ne war na noo xoolaat nun africain ok vraiment finalement dañ ko deful dañ ko méngalewul ak suñuy réalité socio-culturelle mais bërki démb ak léegi daa mel ni commencé nañoo comprendre lii ngay wax ndax def nañ assouplissement et cetera wala wala c'est trop tard non c'est pas trop tard ce n'est jamais trop tard mais waroon nañ koo teel a def nag man ci sama gis-gis mais mun nañ nangul ñëpp aussi que grawaayu virus bi ak beesaay gi mun këf na lu rawam xel aussi quand même ça peut se comprendre. waaw mais déedéet ba tey loolu itam. du lay tubaab yi tiitaange gi tubaab yi tiit. lañ nu wàll nu nit nu tiit xoolal ci ñeent fukki ñetti weer. ak ñeenti fan. 4 juin. 2 mars ba 4 juin. ñeent fukki nit ak juróom ñoo faatu ci mbas mi. ñaata nit a faatu ci cancer. ñaari junniy nit. ñoo faatu ci cancer yi boobu jamono. muy ñeent fukki yoon li faatu ci cancer ëpp na li faatu ci mbas mi ñeent fukki yoon. xam nga soo gisee xale yi dem ci géej gi fees fa ay junniy xale. mel foog ni comme ay yamb ni yamb yi di daje ñu dajee fa noonu. c'est que ci seen bopp mbas mi. calculer wuñ ko comme ni ñu koy waxee ñoom calculer wuñ mbas mi mais bu fekkonte ne liy faatu ak di tëdd ci mbas mi ca tubaab yi am na fii ci Sénégal xelu kenn du nekk ci di génn maintenant aspect wàlle gi tamit est-ce que yokkul ragal gi ndax luy wàlle tam bokkut ak maladie chronique mais liy wàlle si bureau ngi nii si buru ñaata mais vitesse de propagation bi dafa garaawoon nag fan ci àddina bi rek d'abord. c'est vrai que Afrique ñoo gën a. waaw mais Afrique. ñoo ko gën a dékku. Afrique nee naa nañu def li ñu naan geste barrière. am suñuy masque di ko takk. di raxas suñuy loxo. di ko diw. dégg nga maam te di dandante. di soriante. loolu suñu ko defee. war na noo mën a doxi suñuy soxla. parce que bu dul loolu. attanuñu ko. très bien maintenant malheureusement mooy dañ ko deful nag ñun nañ ci ñëw ci kanam maintenant yow ci gestion bi ban performance nga gisal gars yi lan nga gis boobaak léegi loo xam ni mun nga ne waaw góor. ci lu tukkee ci jéego yi nguur gi. léegi nee naa la nañu sant médecins yi bu baax. ak ñi liggéey ci service de santé yi. maam ñiy toppatoo wér-gu-yaramu nit ñi. sonn nañu. jàmbaar lañu. bu baax a baax man daal naw naa seen liggéey. saa su ne dama koy wax. gouvernement bi ñi ngi wax. jël nañu ay mesures. et cetera couvre-feu. yooyu mais dama wax ne waroon na noo mën a. jastandikuwaat. ginnaaw ba nu gisee ne ni muy. faagaagale tubaab yi di dal ci tubaab yi. wuute na ak ni nu décrelé ak moom. très bien maintenant yooyu initiative aussi gën na yomb nga wax ko que boo jiitee par rapport ak ordre mondial bi aussi OMS kàttan gi Trump am ba mun leen wan ginnaaw ndax cotisation moo cher ci kuréel gaag na muy tëddee kàttan genn gi amul ci africain wala da nga naan rek fulla gi moo manqué. fulla ji ak fayda ji. waaw. xam nga sax non boo nee fulla ak fayda day mel ni nit ki comprendre na ne warut a doxale na ñee waaye dafa amut fulla moo tax def non ñun comprendre nu sax ne warunoo doxale comme ñee est-ce que gis nga fi may wax maanaam nit ki pour nga ne am na fayda wala amu ko day nekk ne xam na ne na kee di doxale waru ne doxale waaye xëy na amul fitam wala amul faydaam wala amul fullaam mais da koo xamagul waaye bu fekkee ne xamu ko sax moom nakee di doxale jàpp na ne noonu la war a doxale man kay difficulté benn bi ma gis mooy àddina ngi lépp lënkoo ba mu nekk village planétaire ndax aéroport yi dina tëju vaccin yi dinañ am indication yi kilifa yi joxe ci kaw pour nga ne cundum jaar sa yoonu bopp it non doo ne cundum parce que man bu ma gisee ne mbas mi war naa jël samay matukaay pour du yaatu waaye nag maanaam la mu mënal ñee mënaluma ko faaw du ma na ñee taxawe du ma ko taxawee damay seet parce que sama koom-koom parce que bu ñu ubbi woon camions yi di dem ak a dikk kon soble boobu yàqu foofu ak yeneen production agricole du yàqu kon marché yi du tëj kon lii kon lële mais loolu mais kon yow jàppaloo ni tëju gi jur na dara ci bilan bu néew boobu nga xam ne ñu ngi koy sant suñu borom. non man defe naa ne ñi buñ doon daan def test bu général ëpp na fi ñi ko xëy soj
añ naan ataaya doxi seen i soxla. bari nañu lool. maanaam ñoo xam ne am nañ ko ba wér xëy na ca xamuñu. ba non du jeex du xaaj. parce que système yi la xam nga siburu. boo échappé siburu saawa mais Alaaji Assane ñi faatu. ba ñu nekkee gone. bay juddoo ba juróomi at. nun ñi ñëpp dañoo rescapé rek. ay rescapé xanaa xale yi léegi xëy na fi ñu jaar ñu mais ñoom en général mbas mi du mënalul lu bare ndaw ñi. loolu it ñu sant ci yàlla Afrique daal. gis naa ne ñoom résister nañu bu baax a baax ci mbas mi. waaye gisuma ne élaborer nañu ay stratégie ay pexe. ok yu nga xam ne dafa màndaxe ak situation boobu Afrique nekk. ok loolu gën na xóot wàllu mbas sax de façon générale aussi boobaak léegi Afrique ci boppam même ci wàllu économie monétaire partout waaw je pense que xalaata ndoor yi daal gëm sa bopp gi des na. waaw góore waay mu ngoog. Mamadou Diop Decroix la ñu àndal mbokk yi seen émission yoon week RFM leneen ci xeex beeg mbas mi monsieur le ministre wàllu dund yeeg ndimbal leeg taxawu gi. pour yokk ndëgër laayu askan wi yow defin wi ànd nga ci wala. bari na lool ay jafe-jafe. lool. Bon déjà la jiitu woon ci niñ ko waxee est-ce que dañoo waroon a jëndub ceeb di ko joxe. wala est-ce que dañoo waroon a yónnee xaalis bi. werante woon nañ ko ci njëlbéen ga. mais nii mbir mi demee. mel na ni kon ña waxoon ne nañu yónnee xaalis bi. defe naa moo doon tane. parce que ba fi mu ne nii ñu bare dégg naa jotaguñu dund bi. te boobaak léegi yàgg na xam nga loolu bokk na ci li tax d'ailleurs mu am ay crise parce que dañ ne waa mais mënuñu noo tëj. donc mënunoo liggéey ba pare te duñu mën a am lu nu dundee. dëgg la donc yooyu ay problèmes yu rëy am na ci aussi responsable yi man comme ni ma la ko waxee. suñu militants yi ci barab yu bare ñi ngi taxaw di liggéey ak yu mel noonu ba tax na ci barab yu bare bokk nañu ci ñi saytu mbirum nu mu tuddati dund bi est-ce que dina tegu ci yoon wala du tegu ci yoon. gis naa ne am na ci barab yu bare yoo xam ne même waa nguur gi waa militant APR wala AFP wala PS wala yeneen. am nañ ci taxawaay bu rafet. maanaam. bourse familiale yi da ngay gis koo xam ne day ab jox boppam jox jabaram jox jarbaatam jox kii. gis nañ ko ci kayit yi gars yi dañ ko effacé yëpp dindi ko. loolu lu am solo la. ci liggéey bi très bien. bon mais am na ci maire yoo xam ne. am na ci boo xam ne moom comme ñu ngi koy lijjanti. xëy na mën naa koo bañ a tudd. moom daa tëju defar commission boppam. dugal ay nitam. ñu nekk ci opposition bi mu sànni leen. pour mën a bu yëf yi ñëwee mu def lu ko neex. loolu fu ay préfet nekk ak ñeneen ñi quand même parce que dañ di woon si jël loolu xaw na maa jaaxal ndax autorité administrative war nañoo may gët loolu. waaw moom waaye doy na war. foofu donc yow li ngay proposé à la place daal moo doon joxe xaalis bi mu yegg ci ñëpp ñi ko yellool. waaw ca njëlbeen nga aw ma ci woon position. parce que ca njëlbeen nga wax naa ci benn tel ma ne aussi bu fekkee man oustaz El Hadj Assane dañ maa jox xaalis. mën naa jàdd def leneen lu dul. yóbbu jënd ci lu. loolu tam réalité la Sénégal lu njaboot gi dundee voilà. ay responsable borom kër yu responsable amee la fi ay borom kër yu sàggane seen njaboot amee. voilà loolu. moo taxoon ca njëlbeen nga voilà dem wuti coro ay yëf la moo taxoon ma amoon ci xel ñaar waaye léegi si nii mu demee. ah bon wane na ne xëy na buñ defoon lële dégâts dina ci am mais xëy na. c'était le moindre mal. Mais comportement sénégalais également ci xeex beeg mbas bi monsieur le ministre j'ai bien aimé titre Soleil bi tey mortelle insouciance avec bien sûr le déni de la réalité du coronavirus par certains yow naka nga gisee sénégalais yi ak dëgër bopp gi aussi li ñu dal mbaa jàmm la ñàkk pasteefu gi relâchement bi. non noonu ñu ko attee du noonu déedéet du noonu sénégalais yi nee naa la. la xew ñaanuma ko yàlla. ñu sant yàlla yi ndax amul fii. bu fekkonte ne bis bu ne dañ naan nangami ñoom dañ naan nangami junniy nit dee na Espagne nangami junniy nit dee na Italie nangami junniy nit dee na Amérique. xëy na ñoo ñu ëpp population. waaye bu fekkoon ne fii dañ naan bis bu ne ñu ne ñaar fukki nit dee nañu fanweeri nit dee nañu téeméeri nit dee nañu. kon nit ñi du ñu génn de.
boo leen nee toog leen dinañ toog boo leen nee bu leen dajaloo du ñu dajaloo. boo leen nee maintenant bu ñu xaar ba ay junni di dee. waaw non c'est-à-dire ay téeméeri téeméer sax dañoo ëpp na ci ñun. ensuite bu fi gënee yàgg ba dem fi ba endémique suñu koom-koom yu néew doole yi dafay def yeneen dégâts sur d'autres plans pour man foofu la nit ñi war a xalaatee respecter les gestes barrières. waaw respecter gestes barrières yi. bu ñu pëccëxoo nii mu gën a yokk propagation am. communication moo koy régler. te communication. oui du rek ci wàllu gouvernement. man dama wax yàgg na bi ma koy wax. gis nga xale yi ASC yi la suñu fexe woon ba dugal leen ci xeexu mbas mi mais xale yi ñooy ne plage dajaloo fa. ASC yi bu fekkoon ne dugal nañu leen. expliquer leen dinañu mën a def boobu liggéey. j'espère que tu regrettes quand même d'avoir une jeunesse comme ça buy xaar ñu ko ci dugal jeunesse buy dem di foy au lieu que mu dem taxawal réewam. dëgg la mais loolu suñu responsabilité la aussi. ñoo war a soppi gis yi nu jeunesse bi. parce que lu koy soppi du jógee ci. non il faut les former. voilà ñun ñoo leen. tàggat la moo tax ma ne leen ASC yi man. ci clandestinité maa nekkoon responsable bi doon toppatoo ASC yi ci suñu organisation. mais booba dafa du woon danoon association sportive et culturelle. mais léegi nee naa leen du ngeen sax culturel bi moom dañ na. mais nee naa leen du tax association sportive léegi AF. association de football. football la te fu ñu footballee xeex. léeg-léeg sax ñu reyante. mais loolu dafa yéeme. loolu fokk ñu bàyyi ci xel lijjanti ko. donc moo tax ma ne il faut ñu jaar ci ASC yi pour jéem a dimbali. gone yi pour suqali gone yi pour ñu seetaat vraiment suñu affaire. bon. groupement de femmes yi war nañ leen a boole ci xeex bi. imam yi war nañ leen a boole ci xeex bi. chef de quartier yi war nañ leen a boole ci xeex bi ci gox yu bari gaa yi nga ca léegi xam nañ ni biñ ne communauté bee ci des que loolu rek a fi des waaye. loolu bu nu ko defee. vraiment communication nit ñi dinañu xam ne affaire bi nañu ko moytu. seen yëfa voilà mais. li ñu dal monsieur le ministre depuis indépendance ak léegi est-ce que du niroog ku bàyyi ba soxla fitalam génne rek fekku ca balu fital. maanaam dañ ne bëri rek soxla ay citoyens fekk ne pratiquement on n'en a jamais formé. ndeysaan wax nga dëgg de li nga wax ak xóot li nga wax ak xóot. waaw day mel ni tey la xew. ñu ne waaw mënuñu lii jotuñoo def lii. fekk démb la woon. tib bay ub làmb. du ca bés ba la ko mbër ma di lekk. sànq nee naa la tubaab bi dañuy def ay simulation. bu nangam xewoon naka lañ war a taxawee. bu nangam xewoon naka lañ war a taxawee. bu nangam xewoon naka la ñu. ba pare organiser société bi. ci boobu façon. waaye nun defuñu ko. xam nga aussi nañ waxante dëgg Afrique le grand problème mooy bu fekkonte ne ñiy jiitu dañuy bàyyi xel ci loolu. maanaam mu nekk seen i yitte. kon ñu lijjanti ko kat. parce que ña koy régler fee ëpp ñu leen xel. dëgg la. mais c'est que bu dee ne yow sa mbir sa xel loolu nekku ci leneen a ci ne. mais du sotti. loolooy suñu jafe-jafe. malheureusement toujours rek ñun prochaine échéance électorale ci wàllu fàll ni yëpp nag yéen politique yi. prochaine échéance électorale est-ce que du ngeen gën a xool débat bi niveau débat bi contenu du débat. mais loolu du ci nit du ci maanaam non loolu ku nekk ak naka ca taxawee. par exemple man bu ma doon président de la république. xam nga lii ëpp solo ci man mooy naka laay fexee ba jële fii réew mi yóbbu ko fële muy fu sore. ci mbaax ci nit ñi kooku nit mere ma wala bañ maa mere. du am solo. maanaam vision la war a doon. vision waaw góore waay vision yonent yàlla Moussa alayhi salaam danañ peuple am dama leen di jële fii si yóbbu leen fële ngeen di seen ca gàncax ga. loolooy vision. mais vision aussi ka koy am. mooy ki nga xam ne loolu moo ko yëkkati attention. c'est su fekkee yëkkatiwu la. leneen a la yëkkati. nga ne ca loolee. très bien. situation bi daf ñu fekkoon nag toogaay bi xawoon jekkat di monsieur le ministre ci wàllu koom-koom situation bi ñu nekk am fi bor également ba sax kilifa gi ak yi naatango mi Afrique bi njëkkee àddu lu njëkk a ñaan réew yi naat yi mooy ñu annuler bor bi loolu de bu nekkoon moom mu gën fee neex ñu mën a xëy na sax soufflé waat tuuti. waaw ci bor bi mais balay kii ci bor bi sax xam nga
fan yi boo ko seetloo am na ay problèmes yu bare yoo xam ne ñu koy affaire yi suuf yi lee danañ ci ñëw question foncière bi. ak yeneen affaire danañ ci ñëw napp gi affaire vraiment yu mais bare déjà niilal bor bi loolu question d'actualité. alors bor bi man bokk naa ci ñi ne nañu ko annuler évidemment ñun depuis les programmes de redressement économique et financier FMI Banque mondiale di jamonoy Abdou Diouf xam nga Abdou Diouf bind na ci mémoire am nee na ñaar fukki at yi ma toog ci boppi Sénégal ñaar fukki at la yoo xam ne saa su ne maa ngi ajustement maanaam muy loo xam ne daanaka doxut loolu yàq mbay mi yàq industrie bi yàq njàng mi loolu yëpp programme d'ajustement yooyu ñoo ko yàq dégg nga ñun ba ñu ko ñoom ba ñu yëkkatee loolu ñun ci la ñu yëkkati annulation de la dette ñeent fukki at maa ngi fàttaliku premier programme PREF programme de redressement économique et financier 1980-1984 deuxième plan ñu ne ko programme d'ajustement à moyen et long terme 1985-92 fukki at ak ñaar ñu nekk ko ci ajustement te teewul 93 ñu dugal plan Sakho Loum maanaam wàññi soldu salaire fonctionnaire yi te loolu yëpp génne wuñu ci parce que en 94 dévalué nañu le franc CFA kooku daf lay wan kon ne la yoon woowu ñu jaaroon du yoon wa feneen la win nu jaarale kay ñun koy jaaruñ fa daf waaw wañ ñu jaaroon góore waay ndax ku doon def ak sa coobare bopp boo gisee njuumte di nga wàññee ko mu ngoog waaw mu ngoog toujours day dikk relation bi ak système bi day dikk alors moo tax ñun boobu la ñu yëkkati l'annulation de la dette ba tey ñi ñi ngi koy xeex bon foofu fan yi de Macky Sall moom ci boppam nee na voilà nañu annuler la dette bon am na ci sunu mbokku opposition bi ñoo xam ne dañ cee xaw a maandu aslëf waaye nag de bor bi du ki ko leb moo koy fay askanu Sénégal a koy fay bor ya Senghor leboon noo ngi koy fay xëy na la ci des warut a bare waaye bor yi Abdoulaye Wade leboon Abdou Diouf leboon noo ngi koy fay bor yi Abdoulaye Wade leboon noo ngi koy fay bor yi Macky Sall leb xëy na commencé nañ ko fay te bu demee dañ koy continuer fay kon peuple bi mooy fay dette yi te bor bi nee naa leen nekkatut bor ndax yow boo lebee téeméeri milliards ñu di ca yokk ay intérêt ay intérêt nga dem ba finalement principal ba sax mënatoo koo fay yow léegi ci intérêt yi ngay fay boo demee ba sonn ñu ne waaw kon ñu defal la rééchelonnement maanaam nga boo maree ñu may la ñetti toqi ndox wala nga sa put xaw a tooy nga dellu ci liggéey bi ba ilaa yow mi diini ñoom ngay liggéeyal du sotti maintenant ci gàttal bon bor bi it ñi koy leb gars yi leen koy lebal day am affaire yi corruption ndax yow boo soxlaa juróom ñu ne la xaaral ñu jox la fukk juróom yi ci des nu séddoo ko mais yow fukk ngay fay ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc xeex pour annulation de la dette xeex bu valable la waaye nag dafa war a am ay conditions yu muy àndal ci wàllu yu bare xajut ci waxtaan wi mais daal am na ay conditions très bien kon nekk opposant rek warul tax nga ne nañ ko baal bor yi bu ko defee mu doon benn xëy na ndam ci moom ak yooyu da ngay koy da ngay xam ne bu Sénégal lay doon rek kooku politicienne la parce que man su ma nee non nañu fay bor bi te mu wóor ma ne peuple sénégalais moo koy fay kon man toppatoowuma intérêt peuple sénégalais mais en même temps bu ma nee bu na fay man damay bëgg su ma toogee man doon président ñu baal ma bor bi kon xam nga loolu itam ñu baale ko léegi gën man da xew am réew sax ku koy xëccu ku koy yóotu doo da ngay ñaan yàlla bañ fa fekk ab dóom ni ko yenn kilifa yi daa waxee mbay mi rapidement balaa ñu ñëw ci suuf si d'ailleurs parce que ku amul suuf mënoo bay mais waras na mun a anticiper ci wàllu mbay xanaa ba nga xamante ni bis bu lu ni mel amatee wala virus wala ñu tëji aéroport ak i port parce que on ne sait jamais wala ñu doon jaay ceeb ne ñun jaayatuñ leen suñu askan la ñuy jaay fekk ñoo ko ceeb. waaw El Hadj Assane xalaat bu ama solo ngi noonu. nekkoon naa député jamono parti socialiste. dama leen daan wax mais yéen li ngeen di def du ngeen ko seetaat. ñu ne lan ma ne mais
ceeb bi ngeen di jëndi te ñu mën a bay fii ceeb ñu ne non ñoom seen politique nekkul pour ñu mën a assurer autonomie ci wàllu ceeb parce que ceeb bi ñuy jënd bitim réew moo gën a yomb kon nag soxlawul ñuy investir pour di bay ceeb Sénégal loolu moo doon politique u parti socialiste officiel maanaam soxlawul nuy développer mbayum ceeb parce que jënd ceeb bitim réew moo gën a yomb xam nga ne loolu bokkut ak vision bi ñu doon wax sànq. dëgg la gis-gis bu gàtt waaw gis-gis bu gàtt la. bon Macky Sall mi président Wade dawaloon na fi programme Goana bi bon di xalaat bu rafet mais mujjut dem. Macky mi autosuffisance en riz. demut échec. Maintenant au lieu de parler d'échec muy Ablaye Wade Goana di président Sall Goana ba sax bu dul dara xaal yi ci boppam da nga daan gis nit ñi dañuy añ ba pare mais am xaal bu ñuy deseeroo au lieu de parler d'échec on parle d'étape après améliorer ko. non échec ndax bu ñu xeeb liñ jot a bay ci non mais attends c'était bien non non koy lekk. non idée bi baax na. amoon na sax nuñ ko wax jéego. voilà man nag dama bëgg ñu yokk jéego yi pas que ñu. non ñu bale lépp fële. non c'est-à-dire fii mu affaire ba dafa màbb. donc su màbbee. parce que boo jàppul ne dafa màbb. comme yow nii da nga naan nanu continuer. or yoon woowu ñu jaar bu màbbee kay tu as raison man ngay waxuma lu màbb. c'est-à-dire non dañuy war a xalaataat. dañuy war a defaat beneen stratégie. parce que li ñuy dugal Goana li ci président Wade dugal. kenn xamut nu mu toll mais yeggut. Macky Sall mi dugal na ci affaire ceeb bi lu bare mais du yegg. non loolu baax on n'investit pas à perte quand même loolu baaxul. boo dugalee téeméer xëy na fanweer ay yegg. juróom-ñaar fukki des ci. doy na waar. dégg nga xoolal fii mu ne picc yi li ñuy wan ceeb bi mais loolu ay stratégie la yu koy waral lijjanti. ak yeneen. Vraiment. mais présentement looy proposé ay jéego ngi fi quand même ci mbay mi. comme ci sama vision gars yi sax nee nañ ma publier ko par benn yoon vision bi. waaw damaa defar téere vision. waaw une centaine de pages moo gën di ko denc naa noo gars yi dañ koy jël ak yooyu. voilà comme réew mi rek la am mi joxoon naa leen ko sax de yàlla xam na ko. waaw parce que am na ñoo xam ne. jox naa ko jox nit xalaat moom bu dee ab nilaar la da lay ko xam nga nit dina tricher ba am note bu bon. li ñu naan la copie ne vaut jamais l'original. mu ngoog bon. man dama am nu ma gisee mbay ci réew mi parce que mbay ndox a ko yar ak jant nga soog a li ci des soog a ñëw. li nu am ci ndox du jeex du xaaj. gaa yu bari dañoo defe ne waa ñetti weer yi taw nangam mais li nu am ci ndox. du jeex du xaaj. waaye ndox moomu téeméeri mètre cube yu ne. mën naa la ne jariñoo wunu juróomi mètre cube yi li ci des dañ koy ñàkk. ñàkk moyen yi la wala ñàkk xalaat gi la. voilà on peut pas exploiter ça. xalaat boo amee xalaat rek am moyen dikk. donc kooku problème la. Sénégal ñetti weer ngay bay daanaka ñeent. ci at mi boo fexe woon ba ñi ëpp ci réew mi di bay fukki weer ak ñaar. xam nga kon même boo yokkul dara ay intrants améliorer qualité nangam bu ñu bayee maanaam li ngay produire ci at mi nga produire ñettam. xam nga déjà da ngay changer lu bare. mais foofu am na lu fi ne c'est-à-dire pour man. il faut que ngeen di juboo ci yenn questions essentielles yi ñu bañ rek ne ci jaamaarloo politique ci réew mi ndax am na lu fi jot a ne soble bi sànq yaa ko tudd soble bi ci vallée baa ngi fi ne gaaññi ceebu mbay mi mu ngi fi ne gaaññi donte eggaguñ ci lim yi ñu waxoon man foofu laa bëgg nag. waaw. moment yenn yi ñu juboo fa puus mbir yi mu dem ngir njariñu Sénégal ma nettali la benn affaire El Hadj Assane. ci 12e législature bi ñu génn assemblée. danoo dem defe naa njaayeen pendaaw la de. foofu fu ñuy bayee soble bu bare ci Fuuta. maam ci booy dugg mooy buntu Fuuta defe naa. ma yeex a yegg si député yi toog ak producteur soble. président bi ne am na ministre bu fi newoon tuddoon Mamadou Diop Decroix. moom daal ba mu fi nekkee. moom li ñu naan contingentement maanaam su soble bi ñëwee. ñu tëj frontières yi. nee na ministre boobu ba fi nekkee dañ doon respecter. contingentement ba moo tax ñun booba 2,000 tonnes la ñu daan am ci soble ren am nañu 40 000 tonnes ak juróom-ñetti junniy tonnes. alors bi ma yegsee
toog ca ginnaaw benn waaye ne ma yow dañu ngi lay tudd ñu déy ko ne ñëw nga yegsi naa mu baamtuwaat ko kon tey fii mu ne nii li ñuy produire ci soble jàppatuma ko mais defe naa ëpp na 300 junniy tonnes parce que loolu lañ ko doxalee su soble bi pare ñu tëj su fekkoon ne ceeb bi yëm nañ koo organiser noonu ak leneen kon dinañu régler problème yu bare ci agriculture bi résultat yi ñu baral jéego yu tuuti xam naa daanaka fukki minute des ci am nañ mbiram foncière bi suuf si coowati sax laay wax ndax mbiri suuf du tey Sénégal dafa ci am benn injustice ci wàllu moomeelu askan wi de façon globale ak séddale gi jotin wi boo xamante ni war na dakk balaa moo jur musiba ëllëg man nag souvent dama naan magum waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko injustice baaxul ci réew. baaxul El Hadj Assane dama wax loolu. ci commission des finances. suuf si gars yi di jaay. alors mais comme dama wax ba pare nag amoon soxla génn. ba dellu see gars ñi ne ma yow daal lu ne yekk nañ la ko fii ci salle bi. xam naa sama collègue député yi maire yi pas ñëpp mais ñenn ñi. lu ne ñu yekk ma ko. diggante commission des finances ak plénière Macky Sall recevoir Moustapha Souran moom la dénkoon. liggéey boobu. jëm ci wàllu suuf si càmbar foncier Sénégal waaw. ne leen waaye nag am na lu ngeen proposé kooku moom duma ci d'accord. mooy pour ñu jox maire yi sañ-sañu di lijjanti suuf. mu ne loolu duma ko def ba illaa yawmi diin parce que bu ma ko defee fii ak ñaari xaw ma weer la xaw ma ñaari at. suuf dootul des Sénégal. ñu seddoo réew mi yëpp. Macky ko wax de. muy lu wér nag. ba pare ne xoolal ba pare ne. dinañ ko jaay te bitim réew lañ koy jaay. mi ngi ci kayit yi da ngeen ko seet. mais président de la république. dem ba wax loolu. la ca waroon a tegu kay. mooy ay dogal. waaw mu goog. mais góob loolu daaw jéeg la woon moom am na ci réew mi. loolu daaw jéeg la woon. non attention. mënunoo tëdd rek di rafet njort. ci mbirum suuf. mais am na man fa mairie commune ba ma dëkk. maire bi diggante 2014 ak léegi jaay na fa 2,000 hectares. léegi baykat yi fa ñu dëkk. léegi ñu doon fa ay doxandéem. ay nit ñooy ay doxandéem dëgg ñooy jóge fële ñëw na leen. léegi kat suuf si moom nañ ko. gis nga 1960 maa ngi amoon 10 ans. njaareem benn grand mu ne ma gis nga sama rek mu ne ma réew mi di nga toog ba yàgg ñu ne la génnal fii ndax jaay nañ ko. yegsi nañu ci tey. li ñuy gis fii ci géej gi. te loi bi dafa leer justement dama doon laajte sax ne xanaa amuñu loi pour verrouiller tout ça. loi yaa ngi fi mais loi yi. c'est fait pour être contourné. voilà maanaam. sa rakk Cheikh Oumar Sy nekkoon député de mu ngi proposé sax nañ tas lépp luy ay chef nangam domaine ak yëpp créé ab agence. en tout cas man de sànq nee naa la su ma doon président defe naa ci mbay mi la woon xaw ma ci lan. su ma doon président de la république ci réew mi. tout c'est lii lépp dañ koy supprimer annuler ko. képp ku ci way nanguwaat lépp. lépp la ñuy nangu. maa la wax lii. lépp. waaw de nee nañ am nañu pétrole. pétrole boobu. ca pétrole bi nañ ci def ndànk pétrole bi daanu na pratiquement. ak àdduna toll waaye déedéet pétrole bi day jógaat. ok pétrole bi jógaat. monsieur le ministre ñaari minute ñett ñu dese de. waaw dafa gars yi daal laajee bu njëkk ban laaj nga doon xaar ca déggoo ko fi. yaa ngi doon junj sànq. waaw xanaa suñu mbokk moom mu ñu rey Amérique. George Floyd. ak ni mu yëngalee àddina bi. ak ni Afrique ne tekk. loolu am naa ci gàcce. gu rëy. gis naa ne xaw ma daana amam ndéet de waaye nii mu amee moom mësu ne amee. ñu tubaab bu weex. ànd ak nit ku ñuul. ñuy xeex. ci liy xew Amérique. dëgg la ñu faat George Floyd. faatiin woo xam ne mbaam xuux sax doo ko reyee. dëgg la ñaaw kay. mbaam xuux sax doo ko reyee metti boole ci. addina bi yëpp. jóg taxaw Europe. boofu réew moo dem nit ñaa ngi wàcc tuuru ci mbedd yi. di ko ñaawlu di ko xeex Amérique naka noonu
Afrique gi nga xam ne sunu mbokk yooyu fa la ñu fi la ñu jógee. ñu ci jamono njaayum jaam mi ñu doon wax léegi. yóbbu leen foofee. Afrique na teg daanaka. ban explication bu dee am nga koy jox. man defe naa ne. du ñàkkum indépendance xanaa de wala bañ Trump merde wala leneen wala. man daal ba ñemewu ma ko wax ndax dafa garaaw dafa xóot. dafa xóot. c'est-à-dire danoo dem ba ressortu indignation. daa mel dafa jeex. ci ak aussi mën a taxaw jàmmaarloo mu jaral la lu ne. parce que foofa am na ñu fay dee léeg-léeg ci manifestation ci mbirum George Floyd. ak ñoo xam ne ña nga leen di mettital ci mbirum George Floyd mais nun fii même dem ambassade Amérique bi sax. tàyyi nañ ko dañ koy seetaan. mais lan moo rey loolu ci yaramu nit ñi aussi est-ce que du. tey boobu ak léegi lu ci rey yaramu nit ñi am na explication. xam naa nag yàgg ci nootaal. ñoo nootaange loolu bokk na ci. et justement injustice est-ce que génn na ci Afrique aussi. léeg-léeg gis fi xeetu injustice yoo xamante ni yu raw yu George Floyd googu. waaw mais benn la. comme nee naa leen nit ku ñuul di ko def doomu nit moromu nit ku ñuul. ci lu wér xam nga non dafa yéeme attention jamonoy jaayum jaam. du tubaab yi ñoo doon dugg ci gajj bi di jàpp nit ñi. ñu daan jëli. fekkee nañ njawe ni jàpp ngay nii. man dama daan sax est-ce que buñ fa delluwaatoon nii sax. gars yi duñu jàpp seeni morom di doy na waar. pourtant mu ngi am de bu dee sax xëy na anam bee gën a civilisé rek waaye boo joxee marché nangu caa fayee ko commission jaay alalu Sénégal jaay nga jaamu Sénégal. wuute la preuve ndaw ñi. bu boobaa mënuñoo am liggéey. ñu topp désert bi. wala topp géej gi. ñu ngi di leen jaay ca marché Libye. Libye dañ fa doon jaay ay doomu aadama waaw. est-ce que macha allah. doy na waar daal doy na waar. mais man nag damaa optimiste. oui naka jekk. jàpp naa ne maanaam rafet njort. jàpp naa ne lii moom. yàggatul. mu dakk lu bare dina xew dina dakk. waaw. mais il faut que ñu ñaax jeunesse africaine bi ñu waajal seen bopp ci wàllu xam-xam nag dafa am jàmmaarloo yoo xam ne mer du ko faj sànniwu doj du ko faj. ndax xam-xam. waaw mooy li ma la xam-xam lay doon. mooy li ma la wax bataille idéologique. parce que boo pertee bataille idéologique maanaam xeex. ci wàllu xel soo ko ñàkkee. ñàkk nga lépp. dëgg la waaye soo ko amee nag moom faaw nga am ndam. donc loolu pour man loolooy liggéeyu parti politique. parti politique. man kay dama leen fa bëggoon jëlee nan la ñuy def ba experts ak borom xam-xam yi defi politique pour mën a bokk ci ñi jiitu. ñi xam ne ci kanam non politique dafa am ak politique. Muhammad alayhi salaatu wa salaam da daan jiite ca jàkka ja. di nommer ay gouverneur ak ambassadeur bu doon tey. booba jub na. ak bu tilim bi ñu naan jëmul àllaaxira te mu jëm àllaaxira bu baax a baax jaay suufi jàmbur. fexe ba ndaw ñi mënuñoo liggéey dégg nga maam di dee ci désert bi ak ci géej gi. nga ne loolu jëmul àllaaxira ak faa jëm. politique li fekk mënuñu koo soppi maanaam maa amut weneen tur. politique mooy mën a doxal àndub doomaar ay société. par conséquent nañu seet ñi nga xam ne politique bu jub la ñuy doxal ñu topp leen. ànd ak ñoom. mbir mi sotti. waaye politique bii. depuis 1960 ñoo ngi koy doxal te jógewuñu ci suñu ci jógewul àddina dina tukki. par conséquent mais donc mbir mi ci tànneef li la. ci tànneef yi bu ñuy mere nan mere suñu bopp. mais bu fekk wala bu mais du ñu tànn dañuy dàq. dañuy dàq diw. diw wuutu ko waaye tànnuñu diw mooy dañuy dellu siwaat ci li nga doon wax xam-xam. loolu moo tax ma ne le travail liggéeyu parti politique. mooy fexe ba ndaw ñi comprendre seen mission. xam lan mooy situation wu Afrique ak Sénégal xam naka la ñu war a mën a taxawee pour sotti loolu donc jikko yi également. dëgg la du yomb nag fi léegi politique mu ngi joxe quand même yenn commodité de vie 4x4 ak étage nit ñi dañuy jël. raccourci mais boobu du politique. nañ ko tudde leneen. boobu nañu ko tudde leneen. fen wuruj rambaaj wor et cetera loolu du politique. ay pexe la.
ay pexe la waaw góore monsieur le ministre RFM ngi lay gërëm bu baax di la sant. merci jërëjëf. jërëjëf Mamadou Diop Decroix mbokk yi di njiital AJ/PADS député ci assemblée nationale nekkoon suñu gan ci émission yoon week RFM ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah. Relajo no wadi madi fondarima umulatu mardi madini yanki